ñu wax ci beneen sujet par rapport ak kii nga xam ne mooy Ousmane Tounkara activiste bi nga xam ne ràññee nañ ko bu baax jamono ñu weesu nga xam ne rek mun nañoo wax ne état bu Amérique da ko interpellé woon 15 mars bi mun nañoo wax ne semaine yu weesu yëpp mu ngi woon foofule en garde à vue mu mel ni comme moom mun nañoo waxee ne fu mu toll ni gagné ne bii les procès ban lecture ngay def par rapport ak déroulement événement yëpp. lecture bi ma ci am moom mooy nguuru Sénégal nguuru Macky Sall ñoom saa bu ñu amee procès bi amee bitim réew dañuy ñàkk. gis nga ci mbirum Karim Wade gis nga ci mbirum Khalifa Sall gis nga ci mbirum parrainage bi. gis nga ci mbirum Ousmane Tounkara mi ndaxte li taxoon Assane Diouf. li ñu nammaloon Ousmane Tounkara. antu woon ci moom daldi woon lu bees. bett nit ñi. waaye yaakaar naa ne li nga xam moom moo xew diir bi Assane Diouf dellusee fii ak ni ñu koy xorñoo ñolee tax na ba nga xamante ni loolu boo ko tegee ci table juge ba fële ci Amérique dana xam ne kat ñoom démocratie la ñuy dund. Amérique da ngay gis jékki-jékki mbooloo ay américain jóg yanu seen pancarte ñëw ba ci buntu Maison Blanche. coow di jub bu ñu waxee seen naqar ba pare dem Amérique dañuy wax seen président. buñ d'accord ci li muy def bu ndeen di fen dañuy taxaw ne ko da nga ñuy fen yaa ngi dégg buy sàcc alors askan wi wala muy yéer di protéger ñi nga xam ne dañuy sàcc alors askan wi dañ naan ko da nga sàcc te du mujj fen loolu moom mooy démocratie n'est-ce pas. donc li xew moom mooy la sax certes protester certes ñaxtu certes mais mën nañu wax ne Ousmane Tounkara par rapport à l'affaire Adji Sarr Ousmane Sonko il a été très loin quand même gisoon nañ ko muy inciter à la violence wax nañ ko ndaxte suñu camarade de lutte la n'est-ce pas ndaxte li ñuy dénoncer moom lay dénoncer waaye amaana ñun ñëpp wax nañ ne bii moom li mu ci wax daf ci ëpp. voilà yaa ngi dégg. te yaakaar naa dañ ko ci yedd. dañ ko ci yedd tey comprendre mer ak toll bi mu toll ci Sénégal ak gis jaay doole bi am ci Sénégal loolu moom war xam nga lan moo indi lii gis nga mbana boo ko ubbee teg ko ci taal def ci ndox muy bax di jàllax di bax boo ibbiwul tuuti ngir cooloolu li maanaam vapeur bi génn fii mujjee mu naan danaan tëll. fii nii ñaata yoon lañ ci bëgg amal ay ñaxtu. Macky Sall aaye ko yónnee ay alkaateem li bu nekkoon ci askan wi bëgg ko génne loolu moom moo jur yu mel ne kaawu Assane Diouf yi loolu moom moo jur kaawu Ousmane Tounkara yi loolu moom moo jur li fi amoon ci weeru mars bi day jékki-jékki rek affaire yi explosé moom moo tax Sénégal dafa nekk réew moo xamante ni tradition démocratie la te démocratie boobu ak liberté ak yelleef yi ñu am waddeewul ci asamaan si ay nit ñoo ko xeex te nag loolu ñun ci lañ judd ci lañ màgg duñ nangu mu ko kenn ñëw di ñu ko xañ te Macky Sall dafa ñëwoon pour xañ ñu loolu ci tànk yooyu la taxawoon ne je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression activiste yi ku jóg di wax mu jël la tëj denc la teg justice boo xamante ni justice su dinaa la yar dinaa la toroxal dinaa la dóor te sama loxo du ba laal parce que loolu la ñu doxal ak Assane Diouf loolu la ñu bëggoon doxal ak kii di Ousmane Tounkara ay dinaa la dóor te sama loxo du la laal ay dinaa la toroxal dinaa yaakaar ne bu ñu ko indee fii la mu doon mën a liggéey fële ci Amérique di ko yóbbu ci njabootam dootu ko mën a indi donc ñoom bu ñu dal ci kaw nit ki du ñu xalaat sax njaboot gi nekk ci ginnaaw waaye li leen di ñor rek mooy mattu wan ko ne ko ay dinaa la dóor ay dinaa la toroxal dinaa la dóor te sama loxo du la laal loolu nag yaakaar naa tey lajj nañ ci tey ñuy wéy n'est-ce pas di encourager Ousmane Tounkara ak ñëpp ñi nga xamante ni ils sont encore debout di xeex li nga xamante ni jaay doole la boo xam dafa am ci biir réew mi li nga xamante ni salfaañe ak yelleef askan wi moo nekk ci dëkk bi ak sàcc gi ñuy sàcc alalu askan wi te ñëpp gis ko rapport yi nga xamante ni moo génne IGE rapport yi nga xam moo génne OFNAC yëpp wane ko te loolu yëpp Macky Sall jël coom-coom bi teg ci loolu moom moo tax nag nit ñi bu ñu waxee wax mu ne leen doo leen fi waxee nit ñi bëgg a dox ay doxu ñaxtu mu ne leen fa ñaxtu loolu moom indi mer te mer nit buy waxee mer yaakaar naa ne lu ne mën na génn ci gémmiñ gi waaye teewul dañuy wéyal xeex bi tey taatagal di sargal Ousmane Tounkara ak ñëpp ñi nga xamante ne dañu jógoon nekk ci wetam di xeex muy fii di ci Amérique ba nga xamante ne tey ji am na ndam muy lajjug Macky Sall ak ay ñooñam parce que bu seen pexe jooyoon Ousmane Tounkara dañ koy indi fii ci réew mi bu ko defee di ko toroxal. mais est-ce que mën nañoo crier fu mu toll nii victoire parce que mën nañoo wax ne certes il a gagné contre l'immigration américaine mais xam ne ni fu mu toll nii ñi nga xam ne mooy rek état bu Amérique mun na rek interpeller mun na ko defaat appel par rapport à cette décision rendue quand même. xam nga lu tax muy ndam njàpp. boo ko méngalee ak mbirum Assane Diouf bi mu comparaître lañ jël décision rapatrier ko. mais kii au moins côté boobu la jëlañ ci. donc il est hors de danger. xeex bi day wéy. xeex bi day wéy dinañu continuer di bind ñun ay lettres comme ni ñu ko defee ñeneen defee ko. yóbbante ko département d'état américain. yóbbante ko tamit xanaa nu mu tuddati waay ci Sénat bi ak yóbbante ko tamit juge bi ngir.
taxawal leen ay seede wax ne kat li nga xamante ni moom la nguuru Sénégal nam nguuru Macky Sall nam du lenn lu dul bëgg a indi doomu Sénégal boo xam dafa taxaw di bañ di wax li mu xalaat ci réew mi ni ko constitution may ñu bëgg ko indi fii ci réew mi pour toroxal ko ni ñu ko defaree woon Assane Diouf. agression Guy Marius Sagna à Niani. ba léegi ci loolu la bokk rek Macky Sall ndeysaan yàlla da ko nattoo leen xam nga dafa jàppoon ne moom ñi mu amal la affaire mooy ni ñu tuddee opposition classique mooy parti politique yi. bu ko defee moom mu taxaw ni kat je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression. delluwaat ne qu'elle le veuille ou non l'opposition va supporter ma politique. mais bi ma wax opposition ñi mu jàppoon moom mooy ñi fi nekkoon. faagaagal kii di Karim Wade tagga tembel PDS faagaagal kii di Khalifa Sall yaa ngi dégg ay ñeneen mu jëm leen a parce que dañ amoon nekkoon ci ancien régime bi amoon ay dossiers mu jël dossiers yooyu def ko moyen de chantage pour transhumer loo leen yaakaar na nag moom léegi ginnaawam bandang fu ko neex mu dem boobu nag ci la ñu mel ni ñun jóg taxaw ci kanam mu ñoo xamante ni bokkuñ ci genn kuréelu politique te ñi ci ëpp sax amuñu ñoom ambition pour jël pouvoir waaye pour xeex li nga xamante ni jaay doole la boo xam dafay jëm ci askan wi mooy ñi ñu nangu seen ay suuf mooy ñi nga xamante ni dañ leen amal payoor bu ñu leen fayul ak ñi nga xamante ni dañ leen war a recruter wuñ leen ak yu mel noonu ñu jóg ñun taxaw di xeex ak tam jëm ci sunu ressources naturelles yi nga xam muy pétrole bi ak gaz bi nga xamante ni Aliou Sall da koo sàcc ànd ci ak ki nga xamante ni moom mooy Macky Sall ak Aly Ngouille Ndiaye Daouda mais boo waxee ne yéen bokk leen ci benn kuréelu politique yéen waaye société civile bi man duma d'accord parce que Guy Marius Sagna ñëpp xam ne carrément xam nga yéen da ngeen di def supporter kii di def amalgame Ousmane Sonko te il s'en cache même pas aussi da ngeen di def amalgame entre organisation société civile ak yenn nit yi bokk ci organisation société civile nga boo jëlee kuréel gu mel ne FRAPP leadership collectif moom moo fa am xam nga Guy Marius peut-être certaines circonstances ñoo ko mettre au devant de la. mais est-ce que loolu du dem ba entaché lu. boo leen xool mooy problème en fait boo leen di xool parce que nit ñi boo waxee ñu ne politicien déguisé la. xam nga fan ngeen ne natt nit. du ci question gis nga man dama mës a dàq dichotomie bi am entre ñi nekk APR ñoom ñëpp ay ñu bon nañ. ñi nekk ci kujje gi ñëpp ñu baax lañ. boo demee ci wàllu bi di nga fa fekk xanaa ay ñu bon effectivement di fa fekk des gens de valeur. de l'autre côté également di nga fa fekk ay ñu bon di nga fa fekk également ay gens de valeur moom moo tax nit ki bul ko natt ci fii la bokk ak fee la bokk natt ko ba xam am na constance par rapport ak xeex bi nga xamante ni moom lay xeex ndaxte tey boo jëlee ko mel ni Guy Marius Sagna ndax mës ngaa dégg parti Guy Marius Sagna ci xeex yi est-ce que xam nga parti Guy Marius Sagna est-ce que nit ñi xam nañ ne Guy Marius Sagna yoonu askan wi la nekk est-ce que xam nañ loolu kenn xamul yoonu askan wi yaa ngi dégg keneen man mën naa bokk benn parti yaa ngi dégg mais est-ce que man ak sama parti ni ñuy taxawee ñun ñoo bokk kon nag dañuy xool ba xam yow mi nga xamante ni yow yaa nekk ci société civile bi wala nga nekk activiste wala nga nekk révolutionnaire yow ba xam sa wax ak sa jëf ba xam am na constance am déet est-ce que yow da ngay xaar élection ba élection ngay doog a taxaw nit ñi di la gis wala est-ce que yow da ngay xaar ba nga xamante ni débat bi mi ngi nekk ci ay fichier électoral ak ñan la ñuy bind ak ñan la ñuy voté nga xam lépp day jëm ci élection bëgg a falu nga wax ci wala ba xam ba élection 2012 jeexee ba léegi ndaxam lu ko jiitu sax yow saa su ne actualité bi ngay def moom mi ngi jëm taxaw ci côté ñi nga xamante ni dañ nekk ci askan wi néew doole seen kàddu àggul fenn fi. te ñu jaay leen doole nga ànd ak ñoom di xeex. FRAPP ñu def benn communiqué di xam ne kii di Guy Marius Sagna dañ ko pamte xotti ay yéreem ba sax gaañ ko mu hospitalisé woon ñu sampal ko ay perfusion ainsi de suite mais sur les images yi nga xam ne dañ koo gis Guy Marius Sagna gis neen ñi nga xam ne ngeen koy tuddee nervi ñu accompagner comme ni mu dugg si oto mais gisuñ benn yoon moo yëre bu xottee ko. nit yu bëri jàpp ne carrément c'est de la manipulation. moom moo ko xam nga tamit qu'est-ce que vous répondez à ça. xam nga lii laay waxati par rapport à ça. xam nga lii laay waxati ñii wax loolu xam nañ leen waaw xam nañ ñiy wax loolu waaye encore une fois muy presse bi muy askan wi ñenn ci askan wi bokk ñoom ñooy créer problème yi nga xamante ni ñoom moom la ñu ŋàññi tey ñëpp a ngi wax Guy Marius Sagna mais du Guy Marius Sagna rek a demoon ñaniñ FRAPP la waa jóg jot na. contacté lu jiitu lu ëpp at ngir wax mbirum 18 hectares yooyu nga xamante ni maire bi da ko bëgg a def ci poosam ak ay ñoñam boobu ba léegi ñun ñi càmbar mbir mi am ceeg ñoom ay jokkoo ci la FRAPP laa la wax de jël juróom ci ñoom yabal leen muy délégation ngir ñu dem ñaniñ xool lu fa xew sur le terrain kon nag du Guy Marius Sagna waaye boo leen di def
kuréel gu jóg ngeen xool kenn koo xam moom ngeen ci kii loolu indi kooko tey ëllëg bu amee na ne nu mu taxawee bu ko defee ngeen ne kuréel gi yëpp du ñu dara fekk yoo li am ba des moom mooy boo jëlee kuréel gu mel ne FRAPP amul njiit FRAPP bu doon am njiit tey njiit bi Ousmane Wade maam Ousmane Wade lay tudd ndaxte moom mooy délégué général moom mooy personne morale bi maanaam fépp FRAPP war a taxaw. moom moo fay moom moo fay taxaw mais mun nañoo Guy Marius Sagna aussi. moo nekk image. FRAPP France d'égalité au niveau du Sénégal quand même. gars yi moom la ñuy gën a gis mu nekk au niveau de la loolu yéen seen perception la mais ci biir FRAPP yow mi ba tey muy waa Sénégal seet mu yeneen médias yi yàgg nañu bëgg a invité Guy Marius Sagna parce que seen perception moom buñ ko invité ci la nit ñi di gën a topp waaye lan la leen di tontu demal nga woo chargé de communication bi mais même chargé de communication à ma personne du man maay décider ba xam diw dina dem ci plateau wala diw du fa dem. C'est vrai. Commission communication bi ak secrétariat exécutif national bi ñoom ñooy xool émission bi format bi ak langue bi ak itam lañ fay waxtaanee ñu xool ban camarade moom am profil bi pour dem fa FRAPP leadership collectif la amul kenn koo xamante ni moom moo ko jiite. FRAPP esprit la gi nervi yi ñoo xotti yére bi wala. ñoo ko xotti ndax yéen. parce que sur les images ñun dañoo gis ne carrément ba loolu dugg si oto bi. déedéet yére bi xotteekul quand même. xam nga mooy. dañu ñëw ci barab bi ñële sëqatal leen. ñu dugg ci oto boobu ngeen leen di gis ñu dugg boobu yére bi xotteeku ndaxte boobu dañ ko xëpp suuf kese. ñu dem ci gendarmerie bi demee ci gendarmerie bi. ne gendarme yi ñun dañuy delluwaat fële ndax da ngeen ñuy escorter gendarme yi ne déedéet ñu jóg camarades yi jóg na ñoom kon ñoom dañuy dellu. biñ fa delluwaatee nag xeex bi fa amaat ci la ñu xotti te loolu image yi am na vidéo boo xamante ni da koy wane am na vidéo boo xam da nga ko gis carrément ñu xotti yére yi mu yëkkati loxo waaye gis nga loolu lépp dafa amul solo. xam nga li gën a am solo moom mooy lan moo taxoon FRAPP dem fële ca nu mu tuddati. ñaning loolu moom moo gën a am solo. que xotti nañ chemise wala xotti ñu chemise di fa gën a am solo ndaxte ñun lu tax ñu dem fa boo gisee ñun suñu façon xeexin suñu jëmm yi la ñuy jël def ko sondel taal ko ngir mën a leeral li nga xamante moom mooy jafe-jafe askan wi. te jafe-jafe bi fa am. yaakaar naa ne ñu wax ci. nekkat dafa am 18 hectares yoo xamante ni kii di maire bi ak ñi mu àndal dañ koo bëgg a baara yógoo ak ay businessman jël xaalis bi def ko seen poste xañ ko askan wi am askan wi ñoo xam ne dañoo jóg di xeex ñu ne kat ñu ne comme article 25 kii di constitution moo ne les ressources naturelles appartiennent aux populations et que donc la terre fait partie de ces ressources là ñu am ci àq ak yelleef ñuy xeex loolu noonu FRAPP jóg ànd ci ñoom yaakaar naa ne ñu jéem a focus débat bi ci loolu noonu jéem a xool naka la ñuy indee ay solution ànd ko askan woowu noonu ndaxte ñoom ñoo nekk ci dëgg moom moo gën a am solo que ñi lijjanti ay détails ay xotti nañu chemise wala xotti wuñu chemise. mais Daouda mën nañu wax carrément que à chaque fois.